ci mbiru problème HLM bi parce que dégg nañ démb am na fi ay ci ay xuloo ay kii ci affaire foire bi ak te seetlu nañ chaque fois après époque booru Korité wala Tabaski day am coow yu mel noonu yéen waa INACOI noonu lañu ko gisee. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah li may def rek mooy rafetlu yéen waa seen kàddu teewaay bi ngeen fi teew di wax rek ne journaliste li moo war a doon rôlam su déggee loo xam ne daf ko ëlëm day déplacé wu mu dem mu jëli information bi seet ni mu jaadoo mu tegee ko ni kon ñu ngi leen di remercier ci loolu li waraloon journée démb xët-xët bi nag dara waralut ko mooy fee boo xam ne dafa récurrent dafi am di fi faral di am te fee boobu daanaka ñëpp xam nañ ne mooy foire bi am ci tali bi foire bi maire commune bi muy Ababacar Sadikh Seck day bàyyi chaque année bu Korité desee un mois wala Tabaski mu jël espace bi nga xam ne moo nekk ci devanture marché bi mën nañu wax ne sax mooy poumon marché bi mooy xolu marché bi mu jox ko benn promoteur privé boo xam ne day ñëw def fa ay standam di ko jaay ñeneen ñoo xam ne aussi dañuy jugee ko ci yeneen marché ñëw fii pour di fi jaay li nga xam ne moom la ñuy jaay ci marché bi parce que espace bi ñun moomuñu ko mais mairie moomuñu ko lu ñu séq la te ku nekk xam na ne marché bi li tax ñu di ko kaas mooy ñun 1er janvier ba 31 décembre ñoo fi nekk lu mu métti ak lu mu tar ñoo fiy toog ñun rek la mën a am ci ñoo xam ne nii dinañ ko jox recette ñii journalier ñii dinañ ko jox mensuel ñii di ko jox annuel maanaam bu ma nee la journalier mooy ñiy dagg juuti dañuy dagg juuti chaque jour ñi nga xam ne abonnement lañ yor dañ ko koy fay chaque mois ñi nga xam ne dañuy def déclaration CGU di impôt ak beneen xeetu impôt bu mën di am dañ ko koy fay annuellement ñu ngi ko koy fay maire dem nañoo ak moom ba di ko fay taxe boo xam ne mosuñu ko fay benn maire fii ci commune bi mooy taxe publicitaire boo bindee sa tur ci sa buntu magasin sax wala ci baie vitrée bi maire dala koy fayeeku te on la paye malgré les conséquences ñu ngi koy fay ñu jàllar bi ko aussi maire OVP yi mu fi fekkoon mooy occupation voie publique bi maanaam sa magasin bu yemee fii nga yokk ko sax benn 1 mètre linéaire lañ ko waroon calculer mais moom fi ñu doon mètre carré la koy calculer am na ñoo xam ne ñu ngi koy fay ci loolu 60 000 par weer ñii 40 000 ñii 50 000 boo seetloo 60 000 par weer ci benn cantine boo ko xaymaa année bi day jege 600 000 ki nga xam ne nii 40 000 lay fay par weer année bi 480 000 la. sans dépend am na ñuy fay 100 000 par at sans dépend ci sa place nu mu toll donc yooyu yëpp ay contraintes la yoo xam ne ñu ngi ko koy fay malgré dëkk bi doxul mais nag dañu obligé parce que suñu droit la nit ki fi ngay liggéeyee da nga fa war a am droit am fa devoir suñu devoir ñun devoir bi nga xam ne moom la ñu war a def mooy lépp lu ñu war a fay impôt ak taxe ci commune bi ak état ñu fay leen ko mais nag dañu am ay droit yi ñu am mooy boo duggee ci marché bi xool ko marché bi yëpp suuf la marché bi dafa tilim marché bi amul lumière insécurité bi kenn xamul nu mu toll gardien yi ñun ñoo koy fay les commerçants qui pay ñooy fay gardiennage bi maire amul lenn lu mu ñu defal ci commune bi waaw fii ci biir HLM marché bi amul lenn lu ñu maire defal léegi nag loolu yëpp bu fekkee mu ngi fii am ñu di ko jànkuwanteeg moom ñu jékki ba benn événement jot ñuy ko wax Korité wala Tabaski mu installé ay cantines yoo xam ne nii concurrence déloyale sax mën nañ ko tuddee mais dafa jaaduwut parce que ñun ñoo fi nekkoon te marché bi dafa war a aéré dafa war a ubbeeku nit nag su fekkee ne da nga ko nekk kilifaam yilif ko da ngay dox ci li nga xam ne nii population bi moom lañ bëgg parce que foire bi ku wax dëgg te yàlla tax riverains yi nga xam ne ñoo fa dëkk ubbeekoo ci tali bi wala dox tali bi ak marché bi foire bi da leen a sonal da leen di déranger sonorisation bi da leen di empêcher lu bëri am na ci ñoo xam ne bu ñu amee malade duñ ko mën a génnee am na benn année am na ñu fi amoon dese fii ci suba gi dañ ko fi bàyyi ba ca guddi ga ba 23h nit ñi wàcc ñu doo ko mën a génne kon xam nga loolu mi ngi causé ay dégâts yoo xam ne kenn xamul nu mu toll boo demee ci jeunesse su koñ bi d'accorduñ ci commerçant yi fi nekk aussi nga xam ne di fi activé di fay lépp li ma la limal noonu ñoom aussi d'accorduñu ci foire bi te foire boobu it aussi li ko waral jaaxal nañu bëri ndaxte autorité étatique yi dama koy dalee ci monsieur le sous-préfet bind nañ ko bind nañ préfet bind nañ gouverneur bind ministre de l'intérieur ministre du commerce le président de la république mbir mi dugg na ci noppam bi mu duggee ci noppam lam ca teg mooy lii warul mën a nekk mais dafa mel ni daal man ci sama jàngat mooy autorité yi moom dañ lay jox sourde oreille
maanaam da nga leen di wax dara ñu war ca mën a réagir war ko mën a faj à temps mais duñu ko def dañuy bàyyi ba dara xew ca ñu doog a jóg donc loolu médecin après la mort lay nekk te vraiment nit ñi sonn nañ sës nañu waaw li may wax daal mooy foire moom ci marché waxuma marché HLM rek mais Sénégal ba mu daj foire ci biir marché dañ ko fi war a interdire ku am sa commune nag bëgg tëgg sa foire nga seet beneen espace boo ko mën a defee bu sori marché bi dañ ko war a réglementer waaw. waaye léegi ci loolu xam nga ñoom bi ñu signé promoteur bi 3 ans affaire bi day dem ba 2021 est-ce que bëy woyul mbuus. waaw c'est-à-dire bëy woyul mbuus googu noonu ngay wax am na ci loo xam ne man du sama domaine de compétence mais nag nit yàgg na gis état ak état sax dañuy résilier contrat donc ñun li ma ci gën a bett nag muy surprise boo xam ne dafa am ci ñun daaw bi foire bi amee ci tabaski bi ci xët-xët yooyu bi ñu demee sous préfecture fekk fa sous préfet bi non ci dañu bind gouverneur ne du ma leen recevoir woo préfet na ko yënga ñi ma bind mu ne déedéet mu ne kon recevoir leen man ma doog leen recevoir bi ñu préfet recevoir Dakar bi mu ñuy recevoir adjoint au sous-préfet mi ngi toog ñu wax ak moom li ñuy wax ba pare mu wax adjoint au sous-préfet suñu kanam ne ko woowal sous-préfet bi comme dafa xaw a tawat fan yi su reprendre mu recevoir commerçant yi ngeen toog ngeen waxtaan bi loolu amee sous-préfet bi wooñu ñu dem fa bi mu ñu wooyee bi ñuy dem daf ñu woo ñun commerçant yi en tant que UNACOIS ñu nekk ci marché bi di défendre intérêt commerçant yi woo commissariat bi le commissaire bi nekkul fi woon dafa yónnee commandant Diallo moo ko fa teewal mu convoqué mairie HLM Pape Seck ne ko damay génn mu ne ko kon na sa adjoint yi ñëw mais réunion boobu malheureusement mairie HLM amul kenn ku ko fa représenté préfet ma nga fa woon ak adjoint ak commandant Diallo ak El Hadj Fall mu représenté commerçant yi bi ñu demee ñu wax kilifa gi jël parole mooy sous-préfet mu ne ñaari mesure la ay supérieur am jël lii la ñu wax de ñaari mesure lañ jël benn mesure bi ci jiitu mooy nañu bàyyi foiru ren bi mu jàll buñ ci waxati ma ne ko accepté nañu loolu sans que xamaguñ deuxième mesure bi lan la mu dem ci deuxième mesure bi mu ne foire moom autorité bi moo décidé autorité bi la wax de moo décidé kon autorité moom bu ko xasee wax rek mooy supérieur am foire dootul am ci biir marché bi ak li ko wër sous-préfet moo ñu wax lii fu muy amee ak kañ lay doon ak naka lay amee yéen seen yoon nekku ci ñu ne ko loolu amuñ ci benn problème kañ la koy def ak fu mu koy defee bu ko deful ci suñu biir marché bi rek ñun amuñ ci lenn lu ñuy wax ñu waxtaan tëj vraiment ñu rafetlu initiative bi saluer ko bi loolu yëpp amee ñu ñëw fii jox compte rendu yi ñi nga xam ne ñoom lañu àndal mbooloo mi yëpp rafetlu kàddu yooyu vraiment ñu toogaat lu mat ay 2 mois man ma ànd ak secrétaire directeur exécutif bu UNACOIS national directeur exécutif bi Ousmane Ndiaye maa ngi koy nuyu de passage ñu ànd fa ñu dem toog ci kanam monsieur le sous-préfet ma wax ko li nga xam ne moom la ñu sous-préfet bi waxoon sous-préfet bi confirmé ko ci kanamam fi mu toog donc ñu waxtaan lu jiitu loolu sax man bind naa ko pour wax ko ne ko lii lañ fa jëlee woon bañ defal ma décharge mi ngi ak man. waaw léegi yéen man dem naa conférence UNACOIS ñu waxoon ne ils étaient prêts rembourser li fi maire bi nar a gagné. décision ne même bu fekkee maire bi daa am lu muy perte ñoom mën nañ jël xaalis bi rembourser ko comme li promoteur bi digoon maire HLM nee na may defar pavage léegi Forest Toll est-ce que yéen loolu c'est toujours actuel est-ce que respecté ngeen seen kàddu wala. waaw kàddu googu kàddu gor la woon lu ñu téye la lu ñu gëm la mais nag nanguwul collaborer ak ñun nanguwul liggéey ak ñun kon li may faral di wax rek am na sous-roche ci digganteem ak promoteur bi ci weeru koor laa nekk parce que li ma ciy wax rek ne ci weeru koor laa nekk moom bi mu ñëwee pour ñu délivrer ko mu mën a foire ak waa ji comme li nga wax noonu ne déjà pour 3 années la bi mu ñëwee ci conseil municipal bi da leen jébbal document boo xam ne 40 millions moo ci nekk bi mu ko joxee conseil municipal bi fekk ñoom ñun jot nañ leen informé ci li fi jotoon xew ba ñu def ciy gëstu xam montant bi fi waa di jëlee par événement ñu ne ko d'accord ñu ci jébbal ñu ay document xaw ma nu ñu koy tuddeetee yoo xam ne dinañ ci gën a am précision am xam li dox digganteem ak waa ji defut ko ba mu forcé ba voté affaire bi mu dem conseil municipal bi bind sous-préfet pour attaquer décision boobu sous-préfet bi mu leen di tontu da leen a yónnee beneen këyit bi wane ne Pape Seck projet bi 80 millions la leen yónnee loolu kañ moo njëkk a nekk faux te conseil municipal yi bu ngeen fa demee ngeen laaj conseil municipal yi nga xam ne dañu
dañu bëgg bonne gouvernance ci commune HLM ñoom dinañ la confirmer li may wax. waa léegi à part aujourd'hui affaire bi commencé na léegi loo leen fas yéene def. waaw léegi li gën a garaaw encore ci mbir mi beneen scandale bi ci am bi mu ko pavé ba pare daf koo def ay parking payant yooyu mu indi benn waay présenté ñu ko ni benn femme ne kii mooy responsable bi xamuñ nag kuy kilifaam mais responsable bi ñëw na toog fii ñu discuter ak moom ci parking bi parce que dañ ne woon oto buy gaare 15000 ngay fay mensuel ñu ne ko loolu dafa diis dafa métti te HLM bu oto génnee oto dugg ñu waxanteek moom ba trouver 10 000 francs mensuels yoo xam ne dañ ko war a fay 10 000 francs mensuels yooyu am nañ nit ñu fa abonné client yaa ngi fay taxaw parce que ki nga xam ne dafa abonné weer wi 10 000 ngay fay ki nga xam ne da ngay ñëw taxaw dem léegi 500 ngay fay à l'heure bu dee 30 minutes 300 bu dee 2 heures de temps ba toute la journée 1000 francs te loolu ñu ngi ko respecté naka ngay mën a joxe benn mbir ay nit abonné fa fay fa weer jël mensuel fay weer wi déegut jeexagut am na ñoo xam ne ay 2 mois lañ fay nga jëlaat beneen foire samp ko foofu kon mooy wax ne nag maire bi faalewut population bi faalewut commerçant yi waaw. léegi lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu bu mujj rek mooy ñun li ñu waroon def nañ ko bal bi moom dañ koy jël delloo ko sunu kilifa yi mooy bureau national ñoom démarche yi ci war dinañ ko def en tout cas loolu laa amoon ci lu ma leen di wax je vous remercie beaucoup.